mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon si maa ngi lay ziar bu baax ngoone. yàlla nangu ziar mboolem téléspectateur yi ñu jamono. xibaar yi li ci gën a fës mbokk yi mooy liggéeykat yi ci wàllu yoon waa SYTJUST préavis grève la ñu déposé tey jile ngir rek kon di artu seen i kilifa ñàkk a wekk jëmee ci ñoom ñu ngi koy ñaawlu weer nag la ñu appal ministre bi nu bootu yore wàllu justice Sidiki Kaba. baccalauréat 2014 épreuve anticipée philosophie yi door na tey ji ci mbooloom diwaan ci Sénégal lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaari junniy candidat seq jongante boobee wàllu xibaar na ci bokkit lu ñeel président Lamine Gueye ak pàttaliku bis ne tey ñeent fukk ak juróom-benn at bi mu nelaweeg léegi ay jaar-jaaram na ko noonu nataalam ci xibaar yi ngir gën a xame ak moom mi nga xamante ni mooy noir bu njëkk doon avocat taxaw seetlu di focus bi an ak mbalit mi ci Sénégal Ndakaaru rawatina ak i jafe-jafeem na ko noonu it ñi ciy liggéey ak la ñuy daj boole ci salaire yu bon ak lu leen ci mën a fekk nay jàngoro moom la ñuy waxtaane ci xibaar yi. ngoone waa SYTJUST di liggéeykat ci wàllu yoon préavis grève la ñu déposé talaata tey jii talaata ak tey jii artu gouvernement bi daal di paralyser lépp lu di secteur ci wàllu ko yoon bokk na nag ca la leen gën a naqari ñàkk a wekk tukki ci seen i kilifa jëmale ci ñoom wax ci rax ci doole it ay ndàmpaay yoo xamante ne daan nañ ko jot ci yenn ndaje yi ñu ni kon amatul loolee ànd nañu ci syndicat bi nag xam ne ni kii di maître Sidiki Kaba weer lañu ko may mu wax ci seen i mbir lu ko mooy yëf yi dana fi gën a miti Chérif Dia. ñoo gis ne fulaa la. sagara ngi xeeñ ci diggante syndicat bi ëmb liggéeykatu justice yi ak seen kër jëwrin ñoom nag li ñu tuumaal jëwrin ji mooy ñàkk leen a wekk ba tax ñu fas yéene déposer préavis de grève ci talaata ji. du ñoo déposer benn préavis de grève parce que du ñoo gis ne fulaa la ñu faale la ñu sunu ministre parce que depuis le 17 avril. ñi ngi déposé nu mu tuddati demande d'audience mais recevoir ñu li mu def mooy envoyé ñu directeur de cabinet respecté nañ ko waaye du suñu nawle ci affaire boobu. li tax ñoom ñu bëgg a dem grève mooy li nga xamante ni dakkal nañ ko muy ay frais de nantissement yi nga xamante ni moo doon alimenté fonds commun yi ñu doon séddale liggéeykatu justice yi ak tamit frais yi nga xamante ni ab circulaire ministériel ñëw na ngir dakkal ko mu jëmoon ci li nga xamante ni mooy audience foraine yi. ñoo décidé woon daaw changer frais de nantissement yi maanaam wàññi ko alors que frais de nantissement yooyu moom mooy. dundal fonds commun bi nga xam ne travail de la justice duñ ciy bénéficié wu. li gën a doy waar mooy fan yi ci gannaaw ministre bi dafa jëlaat benn circulaire ne audience foraine képp kuy ñëw di demander jugement d' audience foraine doo fay alors que loolu boo xoolee ci yoon tegul ci yoon maanaam dafa illégal parce que frais de nantissement yi ab décret moo ko indi te décret circulaire mënu koo surplanter maanaam en droit loolu la ñuy wax hiérarchie des normes décret moo sut circulaire. ñoom waa SYTJUST daal di jox rek seen ministre bi di maître Sidiki Kaba àpp fii ak weer bu leen dalalul ñu daal di yëngu-yëngal. li ñuy sàkk mooy d' abord mu recevoir ñu déglu ñu wax ak ñun ñu doog a mën a poser problème de la justice bu ko deful bu ñu toogee 1 mois préavis bi écoulé automatiquement ñun SYTJUST yàgg nañ dem grève xam ne nañu koy defee kenn duñu ko jàngal ñu delloowaat buum ci boy ga rek. coow nar a judduwaat ci ëttu àttekaay yi li ko waral mooy yëngu bi nga xamante ni SYTJUST fas nañ koo yëngoo ndeem sax fan yi mbir yi newoon na tekk. examen bac ren bi nag yéen ci gën a xëcc di ko doore muy anticipé philosophie door na tey ci talaata ji ci mbooloom diwaan Sénégal fu ci mel ni fii Ndakaaru centre Galandou Diouf ak it Seydou Nourou Tall lépp yemb na ñu fàttali rek ne candidats yi ñu ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaari junni ci ay candidats ñu séddale ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki jury Aminata Mbaxe Sow Modou Diop. fukki waxtu passé na ñu ngi fii ci centre Seydou Nourou Tall bu Ndakaaru ci biir salle d'examen yi ay étudiants yu concentré wu ñëpp sëgg ci seen feuille d'examen ñii di ay candidats ñu ngi tàmbali li ñu woowee épreuve anticipée yu philosophie. dama pare woon pour def art dama préparé woon art ñëwul dans ce cas amatuma choix ma dem defi dissertation parce que xaw naa comprendre sujet 1 bi. sujet 1 dissertation laa def. ci état ci liberté au fait. laal na branche yu bari daal. ñeenti waxtu ñu sëgg ci feuille yi yenn ci candidat yi tàmbalee génn ci salle yi Cheikh Omar Diaw ak Awa Dione dissertation la ñu tànn. premier sujet bi man moom laa jël bon dans l'ensemble daal c'était abordable. dissertation bi gënul yomb sax parce que fii moom dara yombul commentaire bi métti na sujet yi métti na waaw commentaire bi daal man daal dissertation bi daal laa gën a sentir sama bopp quoi. nee nañ commentaire bi dañuy def hors sujet.
dangay gaaw a def hors sujet en plus explication bi day metti parce que d'habitude élèves yi dañuy expliquer ligne par ligne te au contraire idée par idée nga war di expliquer moo tax duñ ci bëgg di aventurer wu quoi. La vie sociale, l'épistémologie, la réflexion philosophique yooyu nag di ñetti domaines yoo xam ni sujet yi ñu joxe série littéraire yi ci foofee lañ ko tibbee. sujet yi ma gis ñu génn ñett la ñetti sujet yu génn ci ñetti domaines yoo xamante ci programme la donc élèves yi mënuñ génn di nii naan jox nañu hors programme wala jox nañu lu ñu gisul. anticiper philo bi féetee na leen boor mu des examen baccalauréat général ñu jàpp le 8 juillet lu ëpp 127 000 candidats la ñuy xaar ngir ñu am seen diplôme bu njëkk ci wàllu université. ñu des ba tey ci anticiper philo yooyu ngoone seetlu gi mooy élèves yi candidats yi ñu bari ci ñoom dissertation la ñu tànn. dissertation la ñu jël kii di professeur Ousmane Gueye jàngalekat ci wàllu philosophie foofee ca Ngalandou Diouf wax na lu waral googee tànneef ñàkk faral di lire rax ci dolli ñàkk maîtriser méthodologie commentaire moo waral xale yi di wëlbatiku ci lii di kon dissertation professeur Ousmane Gueye ak Aminata Mbaye Sow. tax élèves yi di jël commentaire di jël dissertation bàyyi commentaire xëy na ñàkkum gëstu bi war ci livre yi moo des parce que élèves yi en général léegi da nga ciy gis ñoo xamante ni dañuy tayal a jël livre wala tayal a dem ci bibliothèque ba pour di def ay gëstu ngir mën a am ay idée yoo xamante ni dinañ ko mën a di def développer dinañ ko mën a bind ci suñuy def commentaire ensuite soo dul lire lu du bëri am na auteur yoo xamante ni doo leen xam te soo leen xamulee du parfois da ngay ragal comme gis nga auteur bi xamoo turam da ngay ragal pour jël commentaire bi. Lamine Koura Gueye di njiit la woon bu assemblée nationale premier avocat noir bis ne tey ñeent fukk ak juróom-benn ci at bi mu génnee àddina ngir gën a xamee ak moom ay jaar-jaaram na ko noonu ci wàllu taxawaay politique nataalam ak Ibrahima Camara. daara ji ñu duppee ko lycée Lamine Gueye ca atum 19. Lamine Koura Gueye mu ngi gane si àddina ñaar fukki fan si weeru septembre atum 1891 sa Médina baayam di ab commerçant di wuyoo ci turu Birahim Gueye waajuram wu jigéen di Koura Wali Cissé costefam di Ndar Saint-Louis atum 1930 mu daal di tase ak kii di Marthe Dominique Lapalune sa réewum France kookee di Guadeloupéenne mujjee nekk ab soxnaam ñu am si ñaari doom seen taaw di jigéen di wuyoo René Gueye mu mujjee sëy ak benn avocat ivoirien di maître Carlon ñu am it doomu góor bu wuyoo ci turu Iba Gueye Lamine Gueye daal di jàng droit sa réewum France maanaam wàllu yoon ci biir première guerre mondiale ba moom sax mooy nit ku ñuul ku njëkk a nekk juriste maanaam àttekat soqee ko fii ci Afrique française mu am docteur en droit amit ñaari lijaasa yu ràññeeku lool si wàllu yoon mu jóge foofee ñëw Ndakaaru daal di jàkkaarloo ak kii di Blaise Diagne ci élection législative yu atum 1928 ak élection municipale yu atum 1929 moom Blaise Diagne daal di koy daan maître Lamine Gueye sol robu avocat am daal di taxawal ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci dëkku kaw gi ñu leen doon woowee indigènes ya ngir ñu yem ak yelleef ak ñi nga xam ni ñoo seqoo ko ci dëkku taax yi ñu leen di woowee 4 communes ya atum 1948 mu am réero digganteem ak Léopold Sédar Senghor mu kookee mujje taxawal sax BDS di bloc démocratique sénégalais atum 1958 ñu daal di boole parti socialiste sénégalais ak bloc populaire sénégalais bu Léopold Senghor daal di formé parti bi di UPS 1957 gannaaw ba mu yàggee France mu daal di dellusiwaat Ndakaaru taxawal mouvement socialiste africain di MSA nekkit directeur politique section locale sénégalaise bu PSAS 1958 Sénégal bëggoon moom boppam ay réero am ci gis-gis ci njiitu réewu Afrique sowu jant ya Lamine Gueye lëkkaloo ci ak Senghor ànd si ak xalaat ñu boole MSA ak UPS moom Lamine Gueye daal di ciy dugg biir assemblée nationale bu Sénégal gannaaw ba réew mi moomee boppam doon sax ku njëkk a jiite pencum ndaw réew ma di président assemblée nationale. weeru décembre atum 1962 réew mi am ay yëngu-yëngu politique yu tar lool ci diggante Léopold Senghor ak Mamadou Dia député ya ca jamono jooju daw wuti kër Lamine Gueye lëkkaloo seen doole ngir sëwee nguuru Léopold Sédar Senghor. fukki fan si weeru juin atum 1968 Lamine Koura Gueye génn àddina ñu daal di koy rob ca armeelu Betoire sa wetu doomam bu góor di Iba Gueye.
ngir gën a xamee ak moom Lamine Gueye ñu wéy ngoone ak pàttaliku geeg bërëb yenn yi nga xam ne tuddee nañu ko Sénégal. muy lycée waaye it ay mbedd lycée Vanvo 1984 kon la ñu ko soppi def ko lycée Lamine Gueye aw ni Lamine Gueye it kenn umpule wu ko ci Ndakaaru waaye àndandoom dellusiwaat nañu ci jaar-jaar ak la ñu seq ak moom ñu des ceeg Ibrahima Camara. daara ji ñu duppee ko lycée Lamine Gueye ca atum 1984 moom mi fi njëkkoon a jiite pencum ndaw réew mi daara joojee njëkkoon fi tudd lycée Van Vollenhoven proviseur bi di fàttalikuwaat bés yi ñu daan amal doon na fàttaliku nit ñooñee ñu duppee woon bërëb yi ni mel te amalatuñu ko léegi. 1984 lañ tuddee lycée Van Vo Lamine Gueye mi njëkk a nekk président assemblée nationale bu Sénégal mais aussi. ku nekkoon jàngalekat instituteur nekkoon professeur mais aussi nekkoon avocat. bu ñu doxee tuuti agsi si pencum ndaw réew ma Lamine Gueye njëkkoon ko jiite gannaaw ba Sénégal moomee boppam moom si boppam jiite woon parti bi di SFIO di section française de l'internationale ouvrière ñamu daan àndal ci parti politique boobee di fàttaliku. depuis parti social depuis le parti SFIO à 1951 alors man SFIO laa woon parti ba moom dogu lu mu saan def wax ko. jamono jooju wuute nag léegi. taxawaay bu dëggu daan wax dëgg moo indi Senghor moom moo tax ñu xam Senghor Lamine Gueye ku baax la woon ku bëggoon ni mbokkam la ku bëggoon ni nit la xale leewu ma ko. yoon bu mag bu ñu duppee woon avenue Gambetta moom it ñu daal di soppi tur bi tuddee ko président Lamine Gueye ne ci xolu Ndakaaru. Lamine Gueye président de l'Assemblée nationale premier avocat Lamine Gueye mérité na lépp lii tuddee ko mbedd mi. bàmmeelu ndem si yàlla ki fi jiite woon pencum ndaw réew ma ku jub armeelu abattoir yi seen ko bés bañ ko doon rob it muy bés bu ñu bari fekkee woon bokk na ci Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu doonoon xalif général de Tidiane ci jamono jooje. lan la ñu xam ci biir Lamine fi mu nekk léegi ku ci xam dara yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom. adduna du kër. leneen ci xibaar ñeel ko Desria di màggal ñeent fukki atam 40 ans ci wàllu gëstu recherche scientifique domaine ci bari wàllu koom science sociale droit de l'homme di ak yelleef formé ay borom bi di jaasa lépp rek ngir taxaw dugal seen loxo ñoom ko Desria ci wàllu yokkute ak gëstu ci wàllu xarala makital ci xam na loxo mendi jaar ci recherche ngir bay sawar ci développement di li tax a jóg ko Desria ginnaaw bi ñu làqee ñeent fukki at kuréel boobu jàpp na ci mbindum ay téere ci wàllu science ak tàggat ay borom lijaasa. organisation boo xam ne mbirum mooy liggéeyam mooy di gestu di wut xam-xam téere yu mu génnee mooy lu ñu njëkk wala xool te CODESRIA génne na ay téere yu bari téere yu am solo yenn ay am nañu ay prix yenn ay am na ay revue yu ñu génnee tamit une douzaine de revues yoo xam ne CODESRIA moo leen di édité. diggante ak yelleef doomu aadama. wàllu koom ak lii di science sociale CODESRIA am na taxawaay ci fànn recherche yu bëri. daal di wax ne daal koom-koomu Afrique ak demu kanam Afrique développement Afrique loolu suñ sukkandikoo ci téere yooyu ñu ci génne ak recherche nga xam ne génneeguñ sax ci téere mais ñu ngi am léegi ni dina ci jëlee lu bëri nga xam ne dina mën a. CODESRIA moom comme affaire science sociale la loo xam ne rek am na mu ngi jëm ci wàllu économie wala wàllu développement wala wàllu wér-gu-yaram wala axi nit ñi droit de l'homme wala xeex yu ñuy dégg am na fii wala am fële lu ko indi loolu yëpp def nañ ci ay gëstu. naam seeni résultat baax na seen mbébét doonul lu dul yokk seen loxo ci anam yu mu gënee. mbir mi gën a dem kanam CODESRIA gën a yaatu gën a dem kanam foo dem Afrique fekk fa CODESRIA foo dem ci àdduna si fekk fa CODESRIA bugg nañ xam-xam yu ñu jur mooy xam-xam yoo xam ne ku wax mbiru xam-xam di nga wax xam-xam bu CODESRIA liggéey. ñu toll ci diggante bu Afrique di yëngu ngir tegu ci yoonu émergence lii di recherche scientifique doon lu mënul ñàkk ci wàllu développement. ñu ngi ci jamonoy tàngoor ngoone ñi nga xamante ne xam nañu géej mën ko wuuteeg waa Aiglon jàmm gën ca Thiès ku dem plage Ngor jamono yi fekk leen fa ak mbooloo. ma ngay tàmbalee fees loolu nag duñu ni guléet miin nañu ko béréb yee ñooñee comme ni nga ko waxee miin ndox mi di daw tàngaay ci kër yi waral ñu teeri plage reportage Fatima Thiam. été bii di dugg si bu baax plage yi commencé di bari nit li nu mel lañu nemmeeku ca Ngor ndaw yi bari fa lool li ko waral mooy tàngoor gu metti xëy mu tàng ñu ñëw pour doxantu fii rek loolu moo ñu fi indi quoi. ñun dañoo ñëw fii rek pour féexal suñu xol waaw foo
kaf ree rek la mbedd mi daa tàng moo tax ñu ñëw fii xam nga ak place fii xam nga féex na quoi moo tax ñu ñëw fii pour féexlu. ñëw pour béggal suñu xol ndaxte tàngaay bi ñëw na. tey dañoo ñëw man ak sama rakk yi gis nga pour fo affaire yooyu tey école amul mooy loolu. jaaykat yi ak boromu tànt yi seen liggéey dox jamono ji ndax client yi ñi ngi ñëw bu baax. moo des fois ñu doon wàcc waale ay 5000 francs wala 10 000 francs quoi. man damay jaay fii ay lakk jën ay chan yooyu laay fii ci plage bi waa client yi ñu ngi ñëw bu baax ñëw féexlu jënd lekk. mun nga wàcc 75 mun nga wàcc 50 ça dépend rek ci climat bi daal. tàngoor bi nag fi mu nekk nii dugg ci bu baax lu ëpp ci ndaw ñi di bàyyi seen kër yi di dem féexlu ji ci plage yi. ñu daal di yegg seeg yéen ci taxaw seetlu gi ñu jagleel mbokk yi anak mbalit mi ndakaaru ak it xëccoo bi ci biir concessionnaire yi ngoone. ci wàllu woowu ñu daal di ci taxaw ni nga ko waxee ñoom ñi ci yëngu nag daal di naqarlu xiroo beek ŋaayoo gi koppar yi nekk ci biir jàpp nañu ni nag moo ko waral lu ñuy wax wàllu koppar ci mbalit mi taxul nag ñoom ña cay liggéey dëgg gis ci seen bopp reportage Macky Tall Thierno Laurent Mendy. secteur nettoiement ak dajale mbalit di marché bu concessionnaire yi sàkku bu baax boobu la intérêt syndicaliste yi di xam ne koppar yi si nekk moo ko waral. comme gi moo tax parce que bu amul woon dara nit ñi duñ si bëgg a dugg duñu bëgg a dugg si wàllu mbalit bi exemple bi ma lay jox mooy képp koo xam ne dugg nga si mbalit bi bëgg a nekk concessionnaire boo fi duggee boo defee ñaari weer ñetti weer gën ngaa bari bu fekkee bi ngay dugg si benn oto nga dugg see. di nga mën a jënd lu mat juróomi oto ba si juróom benn oto. li waa yi wax naa ne mbal bi genre lekkuwaay la ñu ko def dafa mel ni ay courtier ñoo ci nekk ou bien ay tefanke mais xaalis bi li muy bëri boo xoolee fukki milliards ak ñett la woon daaw ren fukki milliards lañ jox Entente Dakar et ci fukki milliards yooyu li ci gën a yéeme liggéeykat yi seen masse salariale dépassé wul 200 millions le mois. naam koppar yi si nekk bëri na technicien de surface yi xam leen ne kenn joxu leen seen àq tey sàkku nguur gi xoolaat ni muy séddale. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si mbalit bi di ko liggéey si camions yi ak si mbedd mi di bale ñooñu at bu nekk ñoom ñu ngi siy jot $1 milliard ak genn wàlla. ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen ay camions di ko dugal si biir secteur bi dinañ jot $0.5 milliard ba si $1 milliard par at. disparité boobu am je pense que loolu état bi moo war a jouer état bi moo war a tey defaat beneen clé de répartition bu bees fay technicien de surface xaalis bu weex tàll li may faral di wax ne normalement kuy liggéey ci mbali surtout nga nekk technicien de surface li ci gën a tuuti la ñuy fay war nañ la fay 200 000 francs li ci gën a tuuti mais quand on paye des techniciens de surface moins de 100 000 francs ça pose problème. yëngu-yëngu yi faral di am ci secteur mbalit di gàllankoor askan wi saa su ne saa yu grève amee mbalit di lëmbee dëkk bi te muy lu mënu ñàkk. jafe-jafe yi bari na ni ngeen ko seetloo boobaak léegi ak cooxee li ko waral bokk na ci xëccooy politique ku jee naka noonu ak it ñàkk politique ci lu sax laaj bi mooy ndax Entente Dakar dina indi solution bi mu déet Adiya Talla Alioune Diagne. muy Veolia ama Sénégal ak Aprocène yëpp suux seeni jaar-jaar daanaka benn la li leen yóbbee mooy ñàkk politique bu dëgër dugal politique tamit ci liggéey bi wala tas liggéey bi te ñu mënoon ko boole. mbalit bi amul kenn koo xamante ne mos na fi toog suffisamment longtemps structure waxuma sax nit parce que du affaire wu nit mais affaire structure la boo xamante ne toog na fi suffisamment longtemps pour mën a construire système de gestion des déchets à Dakar loolu daf ñu tardeel mais amul tey kenn koo xamante ne dina ñëw suba ne la dafay investir ci wàllu mbalit bi fekk na am garantie sur 5 ans. fii Kadakar fii Ageroute ñoom ñuy génne suuf fii nga yóbbu ko PNGD dafay poser problème. structure yooyu ñu fi lim yëpp Sénégal yi ñoo doonoon nit ñi nga xam ne ñoo ko daan liggéey. ñu tàmmoon kay jëli ab étranger ñëw teg ko ci sunu kaw. muy exploité. ngir doxal secteur mbalit mi ci kàddu ñenn ñi nee nañu faw rek ñu taxawal benn politique bu am solo xoolaat tamit nu ñu mën a lëkkalee gox-goxaan yi. ba léegi Sénégal amagul politique systématisée si wàllu gestion effectivement mbalit yi te am na nag ay perspectives. toutes les entreprises privées yi dañuy génnee ordure malheureusement y a des lobbying yi nekk ci biir di récupérer cette masse d'argent là te dañ koy jaarale ci charge état. mbiru tonni mbalit nekk na li soxal askan wi concessionnaire yi di am yaakaar rek ci Entente Dakar mi jiital weccante xalaat. Entente Dakar ñoom ñi ngi sur la bonne voie parce que fekk na fi nit ñi yoo xam ne dee nañu bu yàgg di percevoir fekk na fi nit ñi yoo xam ne war nañoo retraité bu yàgg retraité wu ñu kon ne di percevoir bari woon na ay anomalies yu mu fekkoon daal te bari na ci li loo xam ne nettoyé na ko.
Sias ba Veolia mbirum tonni mbalit secteur bi am jafe-jafe la ci ñi ci yëngu di am yaakaar rek ñu saafara ko ak ndimbalu nguur gi. Ngoné Entente ka Dakar ak yaakaar gi bokk na ci faji saafara faji jafe-jafe yu mel ni salaire u liggéeykat yi ak néewaay yooyu salaire. yenn saay sax niñ ko waxee woon du àgg 20 junni ñu ni amuñuy prime teg ci nag paju mi moom jafe na leen loolu yooyee technicien de surface nag naqarlu situation yi ñuy jànkonteel reportage Bintulum. ñu di leen di woowee ay technicien de surface dajale ak an mbalit di seen liggéey muy lu ñu gëm te fonk ko waaye anam yu ñuy liggéeyee jéggi na dayo ñun fi nekk nii boo liggéeyee ba wàcc pour nga am saabu bi nga xam ne sax moom ngay raxasoo wala kotol bi nga xam ne moom ngay raxasoo c'est tout un problème di nga saako yi ñuy lonk nii saako yi du pour dara de saako yi pour loo jëndee saabu rek la. nekk kilifa nekk borom kër amoo bulletin de salaire. férié yi ñuy liggéey sax kenn duñu koy fay. ay salaire yu tuuti lool techniciens yi ne kenn fayu leen seen ak liggéey bi ñuy liggéey weesuwul 100 000 francs ndax boo xëyee quand même di liggéey ba jant bi soo du 1er jusqu'au 31 nga ñëw avec les banques xam nga ak retrait bi ñu lay retiré ci mutuelle de santé bi ak quelques retraits yoo xam ne bon dans les conditions qu'on travaille quand même tu ne te retrouves pas à la fin du mois que avec bon mun nañu wax ne daal ak à peu près boo bari la ba bari la ñi ci bari la ba bari 50 000 francs yi duñ ko weesu. da ngay ñëw ne ñaata lañ ma viréel ñu la 50 000 laa la viréel 60 000 laa la viréel lii laa la viréel te yow doo xam li ñu la viréel ci yan condition lañ ko dagg. kenn du leen fay ay prime ba noppi cotisation IPM sax amuñu ko. amuñu benn prime amuñu prime de lait amuñu prime de savon amuñu prime de transport amul benn prime boo xam ne am nañ ko. xanaa suñu mutuelle bu ñu yëkkati nii foofu ngay dem ñu defaral la lettre de garantie nga dem nga joxe moitié société bi joxe moitié te yow 30% ngay joxe société bi complété leneen lu ci def. an mbalit di liggéey bu métti te nag mérité ñu jox ko akam ba mu mot tax ñii di liggéey ci mbalit mi di ñaax état mu xoolaat seen anam yu ñuy liggéeyee. ñu yegg si ak yéen ci wàllu sport Ngoné bismillah. tàmbalee ko ak wàllu football match Duc Junior soxal 24e journée Ligue 1 ku ci nekk ci ñoom benn bal nga dugal Abdoulaziz Kane. Duc Junior match diggante ñaari équipe yuy xeex ngir bañ a wàcc jongante bi ñu mën a dippee final du maintien étudiants yi ñoo si dugg bu baax daal di njëkk a dugal ci penalty Papis Demba Koli bii waaye teguñu si simili waa Junior daal di égaliser si dóoru Abdoul Diallo bii match nul bi may Junior mu rawee Duc ñetti poñ ba léegi. xoolee dañu départ moom match bi ñu moomee match bi tamit dañu jël but ci bal boo xam ne dañ ko plongé suñu défense. ak central bi manqué d'inattention ba attaquant bi nar a dugal yi alors le gardien est sorti def faute ci kawam mu indi penalty xaw ñu désorganiser heureusement que ñu réagir tout de suite parce que minute bi ci topp yaakaar naa égaliser nañu mais yàkkamti pour gagner ndax ñaari mbir benn bi mooy jël 3 points yi beneen bi mooy sori cette zone dangereuse là parce que match bi buñ ko gagné woon pression bi jeex na ci suñu bopp. beneen final ngi xaar Junior ndax day dalal Touré-Kunda ci match bii di ñëw mu nar a nekk jongante diggante ñaari équipe yu tolloo poñ. match boobu nag dañ koy jouer à fond à Diourbel te yaakaar naa ne match bi ñu jouer fii suñu répéter la même chose à Diourbel avec l'appui du public avec la détermination des joueurs yaakaar naa ne. dinañu mën a génn ci turam. Junior mën nañu ne def na jéego bu rëy ngir mën a des Ligue 1 ci beneen wàll bi Duc war na jéem a gagné ñaari match yi ko desee ngir bañ a wàcc Ligue 2. match ak résultat yu am solo ndem sax match yi jeexagul diggante Jaraaf ñaari Tali fi ñu toll nii kenn dugalagul dara ñu ngi ci deuxième mi-temps bi AS Pikine moom ma ngay wéy digganteem ak Linguère waaye Pikine fëxagul na caax yi ñaari yoon ba tey ci wàllu football waaye mondial bi wax ci kon ñooñee ñu naan favori Brésil Argentine Espagne Allemagne Belgique France ak Italie def nañ ay jongante yu am solo fii ak mondial boobee di yegg si Cheikh Tidiane Dione.
réew yi daanaka wane nañ seen xarañteef ci waajal bi nga xam ne ñu ngi ko doon waajal lii di coupe du monde yi ñu war a amale fële ci réewum Brésil ñu door rek ak réewum Brésil mi nga xamante ne moom ci ñaari match yi nga xam ne jot na ko jongante dafa dóor ñeenti bal ci dara ki mu ko dóor moom mooy Panama beneen ba ca topp doxoon digganteem ak Serbie benn bal ci dara. Argentine ak Espagne ñoom tamit daal di def ay jéego yu am solo ñii di argentin yi ñoom seen match mu njëkk mu ngi doxoon seen diggante ak Trinidad et Tobago ñu daal di leen dóor ñetti bal ci dara seen diggante ak Slovénie ñaari bal ci dara argentin yi nag ñi ci gënoon fës bokkoon na ci Ricky Alves ak kii di Maxi Rodriguez waaye tamit ki nga xam ne moom mooy Lionel Messi jotoon naa dugal fanweer ak juróom-ñetteelu butam ci sélection gannaaw bi ñu koy convoqué ci équipe nationale su fekkee nag réewum Espagne moom ñaari ndam la jot a am bu njëkk mu ngi doxoon ci digganteem ak Bolivie ba ca topp seen diggante ak Salvador waaye nag seetlu gi moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon ay gaañu ku ci mel ni Diego Costa ak Xavi Alonso ñoom jot nañoo dellu si réewum Allemagne Belgique France ak Italie ñoom tamit def nañu ay jéego yoo xam ne jot nañoo am solo ndax su dul dara confiance bu mat sëkk lañ àndaloon waaye nag ñoom ni ñu ko defee dafa wute ak ni nga xam ne ñoom la ko français yi jot a defee gannaaw bi nga xamante ni ñii di français yi ñoom ci seen jongante yi jot nañoo dugal lu toll ci fukk ak ñett ci ay but jot a encaissé benn rek kii di Allemagne ak Italie su dee ñii nag di allemand yi ñoom seen match mu njëkk ñu ngi ko amaloon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy polonais yi ak ñii di camerounais yi su dee réew Belgique moom ñetti match yu amal yëpp ndam la ci jëlee ñu wax tamit ci représentant Afrique bii di Cameroun gannaaw ba nga xamante ne ñoom dañoo lankoon ne du ñu dem fi nga xam ne mooy coupe du monde fekk fayu ñu leen li nga xamante ne moom mooy seen prime naam ñii di waa présidence joxoon nañ leen benn avion boo xam moo leen waroon yóbbu waaye dañu lankoon. page ci mondial boobu kon fa la ñuy tàggatoo digg daje incha allah suba incha allah 19h30 ñu gërëm ñëpp ñu àndoon ak ñun ci xibaar yeeg télévision Futurs Médias yeneen i xibaar fii léegi minute 20h Cheikh Tidiane Diaw Fatima Ba ñu fanaan jàmm.